mbokk téléspectateur yu ITV di leen dalal jàmm seen émission kennu askan wi di jéggalu bu baax a baax ci tardé bi ndax suñu gan tey Anta Abdou Diouk nekk vice-présidente de l'association santé mobile dafa amoon réunion web n'est-ce pas. moom nga amoon moo tax nga xaw a tardé. moom laa amoon merci beaucoup El Hadj Malick Cissé pour invitation bi tey li ma tardel moo nekkoon webinaire bi lu ko waraloon mooy journée internationale de l'hygiène menstruelle tey lañ ko doon célébrer. ñu boole suñu partenaires yëpp pour daal di discuter joxe la bonne information. ok loolu daañu ko yaatal ci kanam xam naa suñu mbokk téléspectateurs yi jéggal nañ la ci tardé bi yéen ñi nga xamante ni da ngeen di yëngu ci santé mobile. ban jàngat nga ci def. coronavirus bi moom mbas la boo xamante ne ñëpp ñoo ngi koy dund donc dañoo nekk ci donc da ngay muus daal di riposter ci coronavirus boobu noonu parce que ni ñu xool cas yi mi ngi gën a augmenter nit ñi ñu ngi gën di sonn et nos institutionnelles tamit ñu ñuy ñaax ñu respecter les mesures donc mesures yi tamit il faut toujours ñuy tenir en compte parce que comme que xam remarqué nañ am xaw na wàññi tuuti rek yenn mesures yi donc ñun ñoo war a jël suñu responsabilité bopp daal di matukaay yu ñu digtel mooy mesures yi raxas loxo yi gel hydroalcoolique yi takk masque yi respecter distanciation sociale comme on l'a fait dans le plateau donc nañuy ñaax population bi rek ñu daal di respecter politique les mesures barrières. alors yéen seen association bi mu ngi tudd association santé mobile seen engagement ci feebar bi lan la exactement. d'accord donc damay def petite présentation ñun association boo xamante ne kuréel boo xamante ne ay ndaw la dajale surtout jigéen ñoo xamante ne dañuy liggéey ci wàllu gis mbaax xam nga loolu c'est tabou déjà mais ñu ngi def ay jéego yu am solo ci période Covid 19 bi ak ministère de la femme ci riposte Covid 19 bi. lan ngeen ci defagum. pour le moment on est en train de ñu ngi utiliser suñu plateforme yi. mooy ay Facebook ay Twitter yooyu di sensibiliser nit ñi pour le moment on a donné des dons maanaam joxe nañ ay serviettes hygiéniques réutilisables yoo xamante ne ñoo koy confectionner suñu bopp ba pare yenn produits ay omo ay saabu pour riposter et aussi les masques aussi on a confectionné benn lot masque boo xamante ne dañ ko jox ministère de la femme pour mu contribuer ci campagne bi ñu woowee une femme donne une masque. alors gis nañ tey ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mai nañuy célébrer journée mondiale de l'hygiène menstruelle. alors journée bi lan moo tax siiwul noonu. dafa nekk sujet tabou ba tey wala. dëgg la. sujet bi dafa tabou ba léegi parce que koo wax gis mbaax rek dañuy wax ni jigéen moo ko moom les hommes ne sont pas impliqués ñoom dugaluñu seen bopp parce que c'est un sujet tabou parce que jigéen am na fu muy toll bi ñuy woowee âge puberté bu muy nekk mag di jànk am na lu koy marqué loolu la ñuy woowee première règle mooy maanaam mooy gis baax c'est un sujet tabou parce que même au sein ci biir famille yi sax yenn yaay yi du ñu waxtaan ak xale bu jigéen bi donc dañuy wax ni xale mën na gis mbaax à partir de bu amee fukki at ak ñett mën na ko commencer gis mbaax donc bu amul information wala xamul la mooy gis baax mën na ko tiital surtout bu ko fekkee ci école bi ba pare lu ko ëmb yépp dafa bari am parce que il faut nga gérer hygiène menstruelle boobu noonu et puis avoir la bonne information pour nga mën a daal lépp li nga war a def du la gàllankoor ci dara c'est un sujet tabou personne n'en parle mais ñun Sénégal fii nii ñun ñoo ko njëkk a célébrer te ren à la journée d'aujourd'hui mooy 5e édition bu ñu amele ak suñu partenaires yu technique ak financier boo xamante ne voilà après on va revenir. kon yéen waa santé mobile depuis 2016 yéen a ngi ci. ñu ngi ci. alors yéen résultat ngeen ci jotagum am ginnaaw ba ngeen ci sooboo ba tey. ay résultats yu mag. parce que bu ñuy ñëw ñun xale rek lañu woon peut-être on était 10 personnes maximum yu doo koy def ci journée boobu noonu mais partenaires yu bari ay ONG état bi instant bi am nañ suñu wet 5 ministères tutelles yoo xamante ne dañuy. 5 ministères tutelles yoo xamante ne ñun dañuy accompagner te ñun ñoo leen xamal lan mooy journée internationale de l'hygiène féminine. pour briser ce tabou ak yenn ONG yi tamit. alors lan mooy solo hygiène menstruelle maanaam nga gis mbaax ba pare nga xam ne lii lu am solo la ba lépp lu jëm ci wàllum set ku jéene ki di nga bàyyi xel bu baax. d'accord foofu loolu nag mooy suñu combat bi gën a fort parce que nit day gis mbaax rek mais soo jëlee fukki jigéen.
juróom ñett yi xamuñu lan mooy waral sax gis baax dañuy naan dafa bokk ci nitu ci dundu jigéen ki rek alors que benn aspect boo xamante ne dafa naturel dafa normal ci jigéen parce que jigéen bu commencé gis baax mooy wane ni mun na procréer maanaam mun na jur jigéen bi mun na jur xale bu jigéen bi mun na jur xale bu mag bi mun na jur ça dépend kañ la ko gisee donc dañuy période boobu noonu pour nga mën a jur lu baax te loolu nga éviter yenn gàllankoor yi il faut nga am bonne hygiène maanaam nga toppatoo sa bopp bu baax sooy gis période boobu noonu nan ngay toppatoowee sa bopp il faut avoir la bonne information xam yan ngay utiliser nan ngay saytuwee sa bopp soo si tolloo ak fu mu la mënti fekk nga daal di am hygiène bu baax utiliser li nga war a utiliser différents types de protection menstruelle yi am na ay temps impartiel boo xamante ne dañ ko war a utiliser. alors gis nañ aussi am na si jigéen ñoo xamante ne suñu gisee seen mbaax dañuy tiit am na ñoo xamante ni duñu mën a xëy dem liggéey wala tamit fekkee dañuy jàng école duñu mën a jàng gis nga aussi am na si ay jigéen ñi nga xamante ni seen bopp day metti ñii seen biir day metti ñii dañuy weñaaru am na ñoo xamante ni sax dinañ mën nañ daanu crise alors aspect yooyu yëpp lan moo tax ba fu mu toll nii mënuñu xam exactement lan moo tax yenn jigéen ñi ba seen suñuy waaj a gis seen mbaax duñ ko mën jël seen matukaay ba yenn gàllankoor yi duñ ko mën a am. loolu la may dugg mooy manque information parce que xam nga wax naa ko sànq. information bu ñu war a xam ci hygiène menstruelle la ñu xamul parce que jigéen bu fekkee xam na boppam dëgg bu ko neexee ne weer bii di ñëw de man ma jël ko sama exemple bopp weer bii di ñëw de le 27 pile door naa gis samay règles parce que danga koy compter. donc boo amee bonne information boobu noonu di nga xam sa période kañ lay ñëw ak fu mu la munti fekk nga daal di gàddu sa jumtukaay bi ngay utiliser. mais tooguma la mais am na ñoo xam ne aussi seen bos toogul benn place. dëgg la loolu d'accord nga si ak man. loolu dëgg la am na ñoo xamante ne comme li nga wax nii. le 27 bii. mën nañuy xaare ni le 27 mai le 27 juin ñu gis ko. le 27 jot gisuñu ko. mu am retard mu indi ñàkkare si ñoom. dëgg la bu fekkee defoo dara on va le dire bu fekkee defoo dara sekkoo ak kenn jarul ngay tiit on va le dire parce que règle yi dafa am benn période boo xamante ne si sensibilisation li ñuy def benn période boo xamante ne jigéen ñëpp ñoo ko bokk moo naam fukki fan ak ñeent boo xamante ne jigéen ñëpp ñoo ko bokk mais am na beneen partie boo xamante ne partie boobu noonu dafay changer parce que sa environnement moo koy changer li ngay lekk fi ngay dem c'est l'environnement bi daal aspect boobu noonu mooy waral muy changer mooy waral yow tey jii mën naa compter 27 le 27 exactement ça peut venir ou bien ça peut venir avant wala mu ñëw après mais dafa am intervalle boo xamante ne tu le calcules tu mets nga jël sa protection nga garde ko demaale fu la neex du la mës a gêner ma rebondir si li nga ñëwoon wax sànq parce que sooy commencer di gis sa mbaax am na ay signes yoo xamante ne dafay feeñ ci sa yaram c'est naturel mais c'est différent chaque femme est différente jigéen bu nekk bokkul nu ngay manifester woo sa yaram nu muy manifester woo si loolu di ñëw bokkul moo waral ñenn ñi seen dañuy am méttitu biir bu métti am na ñoo xamante ne duñu mën a def dara parce que affaire bi da leen sonal am na ñoo xamante ne duñu mën a lekk dañuy ko ñaar ba dugg sax ci suuf table yi day wax da nga naan comédie la alors que dafa métti lu tax muy métti parce que ci biiru nit dafa am ay hormones xaw ma nu ñu koy waxee ci wolof loolu mooy jouer ci nit ki te il faut savoir que ni règles yi suy génn c'est des contractions donc contractions yooyu su méttee ça diffère d'une femme à l'autre loolu mooy waral yenn métit yéene waaw allez-y. d'accord mooy waral yenn métit yi alors est-ce que tamit loolu moo tax mën nañu wax ni risque la ci yenn jigéen ñi que suñu gisee seen mbaax ñuy déplacé wu. amul benn risque. man mën naa la romb doo ko xam keneen mën na la romb. mais am na si ñoo xam ne aussi da leen di sonal. dëgg la ba ñoom suñu déplacé wu mën na leen indil ay jafe-jafe. dëgg la mooy fatiguement boobu noonu. d'habitude ñun dañuy référer parce que loolu du suñu domaine on est juste sur la sensibilisation mais dañuy référer ci corps médical bi comme ça ñoom. ñu jox leen yenn garab yi ak yu leen calmer mais nous ce qu'on conseille c'est de bouger. jigéen dafa war a bouger sooy bouger sa yaram bu tàmmee bouger contraction yooyu suy ñëw doo sonn te da ngay gis sax des fois da ngay wax jeune fille bu comme bi am règle douloureuse maanaam biir buy métti torop bu xasee ba sëy rek day dañ bu tax muy dañ mooy hormone yu ma waxoon dafa amoon œstrogène ak progestrogène boo xamante ne mooy fort si yaram ko jigéen kii donc quand c'est augmenté dafay alourdir douleur bi. Voilà. alors léegi serviette hygiénique yi loolu
yan façon serviette ñoo am ak tamit façon bu ñu koy utiliser. nan la war a mën a mel est-ce que mën nga ko expliquer suñu mbokk téléspectateurs yi. surtout suñu mbokk jigéen ñu xam ko bu baax a baax. lu war kay léegi pour serviette yi ñëpp serviette la ñuy wax wala dañuy wax coton. am na serviette yi ñuy jënd ci boutique bi mooy la plupart ñëpp lu ñuy utiliser yi ñuy jënd ci boutique yi di ko utiliser di ko sànni. boo ko utiliser dafa am temps bu ñu ko war a utiliser. boobu ñeenti waxtu waru koo dépasser mu fees mu ñàkk bañ a fees nga kañ nga koy changer avant ñeenti waxtu yi di jot su fekkee dafa bëri flux bi dafa bëri parce que premier jour yi deret bi day génn lu bari donc su bëree avant les 4 heures il faut les changer bu ne si dañ koy derrière période yi aussi sama mbokki jigéen yi je le dis tout le temps dañ koy utiliser 8 heures ba guddi même serviette bi ñuy utiliser te alors que loolu baaxul day développer ay microbes dugg si yow indi la yeneen gàllankoor baaxul ay infection ay maladies mun na sax indi cancer de col de l'utérus oui donc da nga war a xam noo koy utiliser 4 heures yooyu il faut pas le dépasser pour les serviettes hygiéniques yu ñuy jënd ci boutique yi di sànni am na beneen bu ñuy woowee tampon nag tige la loolu ñi nekk bitim réew wala askan boobu noonu ñoom ñoo koy gën a utiliser donc benn tige la boo xamante ne dañ koy enfoncer boo ko enfoncer en toi boobu tamit am na temps d'impact bu ñu koy war a utiliser donc c'est 8 heures de temps boobu mu ngi def ravage extérieur mi ngi rey ñu bëri mu ngi rey ñu bëri parce que ci biir tampon bi dafa am benn produit bu toxique moo tax feebar bu muy joxe la ñuy woowee syndrome choc toxique parce que bu demee ba fees 8 heures de temps yooyu xam nga wax naa ne sànq day am flux yoo xamante ne dafay bëri su demee ba fees day gorgé wu de sang ba pare su gorgé wu de sang dafay respirer su respirer day daal di sa paroi yépp lay fatt donc su ko fattee ak deret nu muy tàngee yenn microbes yi ni ñuy développé day jaar ci sa trompe yi su jaaree sa trompe yi jaar sa sang bi daal di la indi yenn complications des personnes meurent à cause de ça donc boobu may tampon donc temps utilisation bi c'est 8 heures de temps maximum am na beneen bu ñuy woowee coupole day mel ni comme tétine bébé yi ak nu mu élastiqué noonu boobu tamit da nga koy jël ñu insérer ko boobu c'est pas conseillé pour les femmes yoo xamante ne amaguñu jëkkër voilà ku xamagul góor daal c'est pas conseillé boobu tamit soo koy utiliser c'est 12 heures de temps coupole la rek gis nga tétine bi nu muy amee bout boobu noonu moom ngay jël insérer ko donc moom day mel ni ab kopp rek day jël deret bi ngacc ko léegi sooy da ngay dem changer ko da ngay dindi coupole bi et tu jettes le sang nga sànni ko ci wanag bi jàllale ndox soo paree nga daal di ko utiliser waat voilà boobu la ñuy woowee coupole boobu utilisation bi c'est 12 heures de temps ñu ñëw serviette yoo xamante ne ñun ñoo koy def fii Sénégal mu ngi tudd serviette hygiénique réutilisable maanaam ay serviette dañoo dellu cosaan xam nga mag yu njëkk yi ñoom daan nañu am problème mu biir bu ñoom ay tissu lañ doon utiliser léegi ñun dañoo ñëw daal di ko moderniser ñu woowee ko serviette santé vie boobu nag boo koy utiliser c'est 5 heures de temps et temps d'utilisation c'est 2 heures de temps tu l'achètes une année 2 heures ñaari at ci kanam nga daal di ko sànni am na lu ñu koy sànni dinaa ci ñëw nga daal di ko sànni daal di ut beneen daal di koy utiliser. ni ñu koy sànnee. ni ñu koy sànnee damay ñëw nag ci jetable bi tout le temps. parce que ministère de l'assainissement ak ministère hygiène dañoo sonn gis nga bu ñuy demee technopole di gas problème yi ñu fay gën a gis mooy serviette hygiénique yu ñuy sànni ak préservatif yi. ñoom dañoo sonn parce que même sax c'est un problème réel dans toutes les familles ñun ni jigéen ñi dañuy jël utiliser ba pare daal di sànni sama papa daan nañu si xas ba sonn daan nañ ko def mais on a changé de comportement donc loolu moo koy indi comment éliminer suñu déchets yi parce que mën nga ñëw dindi serviette bi mu takk noonu nga daal di sànni si mbalit bi boo ko sànnee si mbalit bi xale yi mën nañ si jël foo te loolu microbe yi mën nañ développer mu jël lekk ko indi ko gàllankoor mbedd yu nekk si mbedd yi ay xaar ay nag tamit mën nañ ko lekk te suñu paree ñu ñoo koy rey lekk ko voilà donc comment éliminer les déchets waaw nan lañ ñuy sànni déchets hygiène serviette hygiénique kon dafa am daal façon boo xamante ni si la nit ki war a mën a jaar ngir sànnin bi mën a mucc ay exactement loolu la ñuy war a def bu nekkee serviette bi nga utiliser bi nga jënd ci boutique bi
boo ko dindee ba pare te say li ñuy wax lu gën a important tax te dafa génn sax ci corona bi mooy raxas loxo avant ngay utiliser sa serviette raxasal say loxo parce que jigéen dafa ubbeeku soo ubbee sa serviette raxasoo sa loxo yeneen microbe yi mën na dugg si yow su tàngee rek développer yeneen microbe donc il faut toujours nga raxas sa loxo avant ngay utiliser serviette bi soo ko utiliser ba pare nga raxasaat sa loxo nga daal di jël bi nga utiliser tam mu takk nga jël ko xayu ko su ndox ba dexeet bi wàcc nga daal di jël comme que léegi dañuy ay sachet yi nga daal di jël ab mbuur ak ab këyit loo xam wala lu ko mën a ëmb rek nga daal di ko takk ba mu dëgër sànni ko si mbalit boo xamante ne dañ koo tëj ba oto mbalit bi ñëw daal di jël ramasser ko su fekkee nag ci yeneen région yi la si àll yu gën a reculé ñoom nag seen système moo gën a gaaw am na bi ñuy woowee enfouissement profond maanaam da ngay gas bu mu xóot dëkk bi yëpp a koy bokk mu mat 1 mètre nga xamante ne saay boo utiliser rek nga daal di jël ab sànni jël sànni am na beneen bi ñuy woowee compostage boo gasee ba pare nga sànni da ngay jël ci xob yi nga daal di def ko si bàyyi noonu muy wow parce que après dafay décomposer c'est dégradable aussi avant de jeter là-bas le plastique là buy nekk ci serviette hygiénique utilisable il faut l'enlever d'abord jeter à la poubelle et puis le reste nga sànni ko si biir. am na solo alors léegi serviette yi nga fi wax ni yëpp ban moo si gën a baax. si sa gis-gis wala ban ngay conseiller jigéen ñu koy utiliser. jigéen ñi ku nekk bi nga sentir à l'aise utiliser ko. mais xamal noo koy utiliser. nous on est des promotionnaires mënuñu wax suñu serviette moo bon du ñu dénigrer keneen mais lu ñuy ñaax suñu mbokku jigéen ñi mooy surtout ñu set respecter temps utilisation serviette yi. yëpp am na ay conséquences yëpp am na ay avantages. voilà alors léegi si jamono ji nga xamante ne si na nekk si mbas mi coronavirus gis nañ tamit wàllum déplacement yi jafe-jafe yu si am confinement jamono yi ji jigéen ñi est-ce que tamit duñu am jafe-jafe ci seen wàllum hygiène menstruelle. dañuy am jafe-jafe bu bëri tey ci webinaire bi sax loolu moo nekkoon suñu sujet. ci comment riposter contre ci coronavirus bi ak nu ñuy aider jigéen ñi. très bien c'est des jafe-jafe yu bëri. sax parce que lu ci mel dialogue bi parce que jigéen ñi bu bëri mënul toppatoo boppam. je l'avais dit tout à l'heure am na ñoo xamante ne dañuy utiliser seen service journée bi yëpp dañuy naan génn ma sama yoon nekku ci wala des fois sax da ngay gis koo xamante ne dafay tâche parce que toppatoowul boppam amul bonne information. wala waral loolu tâche boobu. tâche boobu noonu waaw ñàkk wala kooku dafa ñàkk daal wala mbir bi daka bett wala lan. am na ñoo xamante ne nag seen loxo jotul seen ginnaaw. loolu ñoom nag ñoo ci ëpp. ñun moo tax ñu daal di ñëw di maye ay serviettes sax pour loolu pour riposter mais am na ñoo xamante ne tamit dañoo sàggan. da nga sàggan boo utiliser sa serviette temps bi ma la wax sànq ñeenti waxtu yi bu fekkee bi ñuy sànni la bu tolloo ñeenti wax mu feesul dindin nga sànni nga changer même si ça coûte très cher. boo ko amul tamit maa ngi fi wax yeneen serviettes yoo xamante ne mooy réutilisable yooyu tam boo ko utiliser tu l'achètes une fois dootoo sonn donc da nga koy jël di ko utiliser di ko aawante. c'est économique au fait. voilà léegi aussi dañuy faral di wax ni yéen jigéen ñi soo gisee tamit suñu gisee seen baax mbir mi di leen sonnal trop ba am na si ñoo xamante ne sax suñu demee kër docteur bi di leen di wax ni yéen soo amee jëkkër mu dañ. lu tax loolu. sànq je l'avais dit. waaw ay hormones la. xam nga yow instant yaa ngi wax man di def nii parce que sa waxoo sa loxo na dem. dafa am lu nekk ci biir bopp lu ñu woowee hypophyse. yoo xamante ne moom mooy sécréter ay sécrétions yu bëri ci biir yaram. léegi hormones yooyu noonu muy def hormones yooyu noonu muy créer ñoom ñooy stimuler organe productif jigéen ki dafay commencer ci trompe yi ak nen boo xamante ne day ñor. nen yoo xamante ne dafay ñor nen boobu nag bu fekkee da nga am jëkkër nga sekk ak sa jëkkër bu fekkee da nga toll ci période ovulation bu ñuy wax mooy lu tax loolu génn ci yow ci période boobu noonu boobu mën nga am doom walla tamit bu fekkee xam nga ko mën nga ko compter di nga éviter am doom. voilà donc hormones yooyu noonu moom moo joué lu bari ci gis mbaax daal moom mooy waral ñu naan soo amee jëkkër nga daal loolu dafa am hormones yoo xamante ne day gën a développé par les activités sexuelles on va le dire. loolu mooy waral affaire yi du métti trop. c'est am na solo ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal tey Anta Abdou Diouk moom mooy vice-présidente de l'association Santé Mobile mën ngeen participer ci émission bi soo leen wootee ci 33 824 88 06 alors gis nañ aussi
si pays moins avancés yi 50% des écoles n'ont pas de toilettes loolu tamit est-ce que du indi jafe-jafe si jigéen ñi nga xamante ne dañ nekk ci école bi te toilette matul est-ce que tamit soo demee sax yéen dëkk yi xale yooyu du ñu ragal dem école ndax loolu. Ça c'est un réel problème bu métti la parce que ñun def nañ 14 régions du Sénégal. dem nañ ci village yu gën a reculé benn toilette la ñuy am boo xamante ne c'est partagé du. ok baal ma am na ku nekk ci ligne bi allo allo. allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam. madame Tall la Dakar. madame Tall bismillah. tey dama woote nag. ñun lay dalal jàmm tey dama woote. waaw. félicité la. kan man. waaw parce que dangay indi ay yoo xamante ni. vraiment ça sort de comment dire de l'ordinaire xam nga. dangay indi sa ay sujet traité ko avec sérieux avec rigueur. te bu ci nekk dafa am lu muy jàngate dafa mel ni daal c'est pédagogique en fait day dafa wees journaliste. gis nga dossier bi nga jël tey. c'est très important et puis quand c'est un homme qui en parle en plus. est-ce que comprendre nga. oui. looloo tax nag dafa am importance yu mel ni gis nga en général bu ko góor jëlee prise en charge bi. day gën a am impact te et puis ça veut dire que c'est du sérieux. tu comprends est-ce que vous comprenez. voilà loolu laa dama ne woon naa la woo pour sargal la vraiment sa ay émission. merci c'est à encourager. merci beaucoup merci beaucoup madame Tall di la gërëm bu baax di la sant. ñoo alors li ñu doon wax mooy. mbirum école yi nga xamante ni amuñu toilette. yaa ngi commencé wu nga ko expliquer sax. dëgg la bismillah dafa am na yenn école yoo xamante ne benn douche rek la ñu am góor ñi di utiliser mag yi jigéen di utiliser te amul sax buntu amul toit. te yooyu ni bi ñu koy def ay années yu yàgg la UNICEF moo ko fi defoon ba pare loolu c'est un réel problème mais am na benn phase pilote boo xamante ne ministère de l'assainissement mu ngi koy def Louga mu ngi construire ay latérines maanaam ay douches yoo xamante ne c'est séparé pour góor pour jigéen te xam na ni jigéen moom moo gën a soxle ndox ak yu muy raxasoo surtout su tolloo ci période boobu noonu. c'est pris en compte dans les politiques publiques. am na solo allo kooku dem na ñu xaaraat tamit beneen téléspectateur très rapidement laataa ñuy ñëwaat ci yeneen laaj yi bismillah allo. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatullah. Safiatou Cité Damel. Safiatou ñu lay ziar. waaw ñu ngi delloo ziar. alhamdulilah bismillah. bien en fait maa ngi féliciter Anta elle est vraiment courageuse. yow aussi comme madame Tall li mu wax rek ñu ngi lay féliciter parce que ce n'est pas évident ñu bëri dañuy gis ne un sujet tabou boo xam ne nii en fait duñ ci nangoo wax même télé bi sax danañu wax mais da ngay gis ne jotaay jigéen lay gën a faral du doon. alors que ça ne doit pas être le cas. sujet bi wartu doon tabou parce que même bu ñu nekkee ci diini sax buñ la booy jàng lax dara yi da ngay gis dañuy jaar ci digg bi di la expliquer. donc loo xam ne nii loolu yoon la warut doon tabou. xëy na peut-être suñ culture ni mu tënkoo moo tax en fait yenn yi di ci am kersa warta am mais diggante sœur wala diggante yaay ak doomam war nañoo jege boo nga xam ne nii ba lii bu amee effectivement xale bi du jaaxle wala mag mi du jaaxle bay ñàkk xam nu mu war a doxale maa ngi féliciter Anta parce que en fait c'est une bonne initiative li ñuy def nii di sensibiliser filles bien que c'est évident jigéen bu ci nekk war naa mën a téye boppam war naa mën a sàmm boppam am cet ci boppam mais malheureusement aussi jigéen ñi ñu ci bëri dañuy setu ginaar et loolu dafay indi problème looloo tax en fait serviette hygiénique yi bu ñu ko utiliser ba pare nga gis au lieu ñu fóot ko ba mu set soog a sànni ci poubelle wala comme quelque chose comme ça comme ni ko Anta expliqué da ngay gis dañuy ñëw rek sànni alors que loolu baaxul parce que deret dafa grave peut-être Anta expliqué ko naan affaire naga yooyu mais ça va au-delà de ça. On est au Sénégal affaire mystique daf fi am. loolu yëpp nit mën na ko utiliser yàq la et tout cela alors que boo fóotee ba mu set am na jigéen ñoo xam ne nii effectivement loolu da leen di dal mais da ngay gis ne dañuy set tâche fi ma d'accord d'accord naa sax à moitié ak Anta li mu wax tâche yi parfois jigéen bi du ko def exprès. parce que mën nga ñëw même boo calculer parfois calcul bi mën na yéex et tout cela nga ñëw malheureusement affaire bi dal la yëgoo ko am na ñoo xam ne duñ sentir dara buy si affaire bi di ñëw donc malheureusement mu am tâche loolu aussi boo tasewut ak sa mbokk jigéen bu compréhensif wax la ko wala boo góor boo xam ne nii am na esprit de dépassement mu ne la sama jigéen nangam doo ci sax rendre compte donc parfois aussi doonul loo xam ne nii yaa ko tey Anta maa ngi lay interpeller c'est bien nga wax ci affaire yi menstruelle yi ni mu demee et tout cela mais aussi baax na ngeen di sensibiliser wala je sais pas affaire perte blanche aussi lu mu mën a indi
ok parce que foofu aussi dañuy gis ne aussi toppatoo bi dafa am toppatoo bu jigéen bi war a am comme ça du am ay infection yi mais aussi une chose boobu moom c'est une demande personnelle xale bu jigéen bu ngeen ci wax a sensibilisation bu ngeen wax ak xale yi nee leen ñuy képp seen tànk suñu amul jëkkër bañ am jëkkër soog a joxe seen bopp parce que c'est important maa ngi leen di jaajëfal jërëjëf Safiatou di la gërëm bu baax di la sant yow ak madame Tall alors gis na intervention yi am na solo trop mbirum tamit perte blanche bi loolu tamit nekk na la nga xamante ni dañ koy faral nemmeeku si yenn jigéen ñi d'accord maa ngi remercier ñaar ñu fi jàlloon madame Tall ak Safiatou maa leen remercier voilà damay ñëw ci aspect perte blanche yi perte blanche nag moom tamit composante naturelle la parce que boo ko gisee muy génn yàlla dafa may ku jigéen ki lu nekk ci biiram loo xamante ne daf koy nettoyer auto nettoyant lañ koy woowee loolu mooy waral ngay gis perte blanche yi sànq maa ngi doon wax am na benn période boo xamante ne boo sekkee ak góor mën nga ëmb donc suy ñëw perte blanche yi c'est perte blanche la ñuy wax blanche la mooy lu weex luy génn ci yow te mu weex donc soo tollee ci période fekkoon boobu noonu dafay mel ni lu di tax mel ni ab ñandaxit bu weex gluant nii comme nii boo ko laalee mu lay topp nii loolu la ñuy woowee loolu moo lay wan ni yow mi yaa ngi toll ci sa période pour mën a concevoir pour am doom wala noo koy moytuwee léegi perte blanche yooyu noonu aspect naturel la parce que ci biir jigéen dafa am lu ñuy woowee flore vaginale flore vaginale boobu dafa composé ay microbes mais bi ñu dégg microbe ni dafa bon rek mais yàlla moo ko def ci jigéen nga xamante ne day auto nettoyer boppam moom mooy waral perte blanche yooyu mais perte blanche yi perte blanche yi su demee ba weexatul wala mu dem ba vert rek xamal ne yaa ngi commencé am ay problème bu demee commencé marron am xet wala mu verte wala mu xaw a jaune rek dawal commencé nga am complication loolu suñu mbokk yi jigéen yépp dañ koy négliger te loolu mun na dem sax ba da ngay jaasir dootoo mën a amati doom. am na solo am na ku nekk ci ligne bi 33 824 88 06 bismillah allo kooku dafa mel na dem na ñu xaaraan tamit suñ beneen mbokk téléspectateur alors Anta laataa ñuy jotaat keneen gis nañ tamit wàllum set ñu ni set bu ëpp baaxul ci jigéen lu tax dëgg la mooy sànq li ma wax rek dañoo anticiper mooy lu nekk sa biir moom mooy auto nettoyant lan la ñuy digal jigéen ci set am na yu ay produits yu ñuy jaay ci pharmacie pour nga koy raxasoo mais ñun li ñuy digtal il faut toujours être naturel parce que jigéen déjà ci biiram mi ngi raxasu ak système bu ko yàlla may mais dañuy wax tout le temps il faut se raser da ngay bot wàññi ko karaw baax na mais danga koy wàññi parce que su xasee ba tooy day am microbe yoo xamante ne da ciy développé wu donc danga koy wàññi ba mu wàññeeku après nga jël saabu ordinaire waxuñu yeneen saabu yu am parfum wala quoi que ce soit mais saabu ordinaire mais nga raxas ci kanam rek lu ñu mën a gis sa loxo bul ko dugal ci biir. voilà. am na solo allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. allo. sa yaay mooy woote. waaw sëñ bi maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay maman baal ñu nga wàññi télé bi. baal ñu nga wàññi télé bi maman. waaw. baal ñu nga wàññi télé bi wàññil ma télé bi yow. allo. waaw ñu ngi am mbégte lool di la sant bu baax. jërëjëf. baal ñu nga wàññi télé bi li nga invité suñu doom ji macha allah. Anta. du liñ ko jur a tax nag waaye ku ñu yar la. ñuy am xol bu sedd guy ci yow. dëgg la. ndax feeñal nga li nekk ci moom. dëgg la. ndax am na kersa boo xam ne xëy na xalaatuma woon sax dina ko mën a génnee nii. dëgg la. ñu koy ñaanal yàlla musal ko ci cat ak làmmiñ. amiin yàlla may ko lim bëgg. amiin yokk fanam ak wéram. amiin barkeel liggéey bi. amiin macha allah daal sama xol dafa sedd guy. jërëjëf. waa di sant ci émission bi ndax day yeete. jàngal na jigéen ñi lu bari loo xam ne xëy na xamuñu ko woon. mu nekk ci seen bopp te mënuñoo xam lii naka la ñuy utiliser wala nan la ñuy def. te daf leen jaral ñuy dem ci àll bi dem Casamance dem Tamba dem fu nekk wax dëgg yàlla tàngoor wi nga xam ne mosul génn Dakar. mais liggéeyam moo ko may mu dem am ay fan xëy na lekk bu baax sax duñ ko def tëdd fu baax duñ ko def mais lépp rek ci seen liggéey la. kon nag ñu koy sant di sant Ndeye Fatou Thiam di leen sant ñoom ñëpp macha allah. kontaan naa daal kër gi yëpp kontaan nañu Ablaye ngi nii. jërëjëf maman. merci beaucoup jërëjëf.
yàlla fay leen yéen tamit. amiin amiin yokk seen télé bi barkeel ko. sama yaay la may kontaan trop instant yaay bëgg a yàq sama émission sax kontaan na yéen a ma jàppale ba ma toll fii nii moom yaay ñëpp la mag yi sax yaay lañ koy woowee et c'est encourageant vraiment merci beaucoup pour lépp li ngeen ma defaral yéen a def yar boobu si man. am na solo am na keneen ku nekk si ligne bi allo. allo El Hadj Malick. allo. allo El Hadj Malick. bismillah madame Tall. waaw man dama ñëwaat pour rek nga baal ma wax tuuti benn affaire Anta. oui waaw. ni ko na profité sa antenne bi pour interpeller les maires et le président de la République. pour que ñuy joxe gratuitement service hygiénique ay élèves yi nga xamante ne ñoo nekk ci yenn endroit yi nga xam ne dafa xaw a sore. les zones les plus reculées quoi problème du ñu mën a jàngi. dañuy sonn ba bëgg a dee. war nañu am dotation chaque mois ñu jox leen au moins les mairies ñu jox école yi service hygiénique c'est un minimum dañ leen ko ñaan il faut les interpeller directement wala président de la République il faut profiter de cette antenne merci beaucoup. allo madame Tall. allo léegi su weesoo lool yow ban gis-gis nga am si émission bi am na ñu jàpp ni lii warul nekk sujet tabou. ah bien sûr moo tax ma lay encouragé. moo tax loolu xanaa xam nga sama premier woote mooy loolu parce que dama gis ne que da nga nekk esprit couvert. di wax ci sujet yoo xamante ne man saa yoo même su ma wootewul xam nga ne maa ngi lay suivre parce que lu xam nga tax. parce que pédagogie bi ngay jël buy jël invité bu nekk da ngay gëstu xool bu baax ni koy laaj est-ce que comprendre nga. da nga décortiquer benn domaine secteur par secteur gis nga la dernière fois. horticulture bi am dans l'horticulture affaire pomme de terre salade gis nga nga invité woon. mais c'était d'une pertinence extraordinaire moo tax c'est pas la am na yoo xam ne c'est pas la ba ngay woote da ngay déggoo rek. xam nga li ma parce que da ngay traiter sujet bi avec responsabilité et rigueur et professionnalisme comme on dit. vraiment yow moom macha allah. c'est très rare nag may jël sama émission xam nga di concentrer tout ça parce que xam nga après journaliste dañ lay habitué à sensationnel futilité ba nga xamante ne kenn dootu am conscience pour dégg seetaan leen ko déglu leen. mais yow da nga revenir ci à l'essentiel. merci beaucoup loolu moo tax émission neex ma dama ko suivre particulièrement dama ko def benn. sinon ma jël sax ma xool naka laay kiiwee xool internet des trucs comme ça en général dama koy revoir là-bas dans YouTube am na ci émission yu jàllaat foofu. merci beaucoup madame Tall di la gërëm bu baax di la sant jërëjëf merci beaucoup. wax gi am na solo alors sànq ñu woon si wàllum école yi. ak tamit moom appel bi mu def nii tamit am na solo de. dëgg la pour serviette hygiénique ñu koy joxe. dëgg la. instant bi sax ñu ngi def plaidoyer bu métti comme sànq ni ma ko waxee woon rek ñun kese ñoo fi nekkoon au début donc may ni incité nañu ministère état bi mais état bi dafa am ministère yoo xamante ne daf leen jox ñu ngi liggéeyal ak 5 ministères. sànq man lay wax am na benn phase pilote bi ñuy def ak ministère assainissement au niveau de Louga pour les toilettes séparées et la prise en compte de la GHM dans les politiques publiques parce que c'est un tabou quoi qu'on dise voilà. GHM moom mooy gestion de l'hygiène menstruelle am na solo. suñu ambassadeur bu bees bi. am na ku nekk si ligne bi bismillah allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. El Hadj Malick. enfin sax ku góor woote na sànq ba léegi daal jigéen ñi daal ñëw accaparé ligne bi. dama ko wax rek mu ñëw waaw gis nga de. he for she la. daa mel démb ak tey ligne bi dafa saturé trop. effectivement dëgg la bismillah. macha allah. ma sànni sama xeer tuuti ndaw si woote léegi nu mu tudd sax. madame Tall madame Tall démb moom dafa daanu macha allah ay contribution yu am solo lay def. dëgg la fa nga ñu woowee madame Tall moom maa leen di wooyee Kër Massar. bismillah Laye Kër Massar. bismillah ñu lay déglu. waaw kay vraiment émission bi dayoo am solo bi mu am solo. moom mooy wane ni même kilifa yi sax ñu ngi lay bàyyi xel. suñu yaay jooju woote léegi. wane na ni kilifa yi sax ñu ngi seetaan émission bi. comme ni ko madame Tall waxee ñun même bul woote wu ñu ngi suivre émission bi. di ko bàyyi xel trop waaye di indi sama contribution tuuti si élèves yi ak étudiants yi. bismillah parce que gis nañ ni dans les établissements vraiment douche yi dafay fatt daal. dafay fatt. te gis na ni souvent boo ñëwee dafay mel jigéen ñi ñoo fay bàyyi seen affaire yi ñuy raxasee quelque chose comme ça. may ñaan ko si Anta vraiment xalaatam rafet na trop macha allah ndaw la waaye li muy wax leer na nañ. mu jéem maa ñaaxal suñu mbokku élèves yooyu ak étudiants yi ñu bàyyi xel si loolu. am na solo. waaw bu subaa nag kii El Hadj Malick. bismillah waaw. waaw kiiwu étudiants yi moom. ak élèves yi. waaw démb monsieur Mbow émission bi dafa gàtt trop démb jëm nañoo dugg ba sonn waaye dugg yi. dëgg la incha allah. waaw ñu ngi rek. yoon yamul si benn incha allah.
waaw ñu ngi réclamer ñu kiiwaat émission bi daal. incha allah. ok ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax. jërëjëf nga nuyu waa Kër Massar. kontaan nañ lool El Hadj Malick. jërëjëf. kontaan nañ si yow incha allah. jërëjëf. alors waaw si intervention bi waaw merci monsieur ci intervention woote sax moom laa ko wax xam la laa ko woowee he for she maanaam ku góor ki pour ku jigéen ki moom day jàppale te ba pare sax lu mu wax nii mooy góor yi nekk ci université yi ñu jàppale jigéen ñi tamit jàppale góor yi parce que nu mu ko waxee woon sànq c'est le comportement au fait si tu n'as pas les bonnes informations wala loo xamante ne nekkul ci yow da nga koy wane fépp fi nga dem donc dafa jot jigéen mu set ni ñuy wax setu ginnaaw sans que madame Tall je crois. oui mun ko doon non madame Safietou mu ngi wax setu ginnaaw la ñuy def parce que suñuy génn dañuy sañse on donne tous les moyens mais si biir mooy loolu alors que biir bi moo gën a important donc dañuy saytu suñu bopp toppatoo suñu bopp ba foo dem doo ko wane voilà doo lor sa bopp doo lor ki nga dëkkal. am na solo am na ko nekk si ligne bi allo ko def mel na dégguñu ñu xaar tamit beneen téléspectateur très rapidement allo bismillah allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw El Hadj Malick la ngeen def. alhamdulilah kilifa gi foo ñu woowee. man Diop laa tudd maa ngi woote fii si Cap Liberté 3. bismillah. waaw di rafetlu vraiment seen émission bi dama ci yem juste rek nii. mu am loo xam ni dama ko seetlu woon ci yenn école yi. absentéisme xale yu jigéen ñi. li ko doon waral mooy dañuy gis mbaax te école bi amul ay toilettes yu ñu mën a defar. très bien te des fois sax dañuy am problème ndox. waaw problème ndox. c'est ça problème bu toilette wala problème bu ndox day apposé wu. exact d'ailleurs c'était le cas à Kennedy. benn personne une dame de bonne volonté nga xam ne bëggul sax ñu tudd tëram ci lu mel nii. moo tax du ma tudd tëram. moo fa dem constaté loolu gis ñu joytu ko gis ni xale yi bu ñu gisee mbaax dootuñu jàng si. ndax amuñu toilette yu ñu mën a defaroo. kon donc loolu vraiment ñu attirer autorité yi ñu bàyyi loolu xel bu baax. parce que njàngum jigéen comme dañu bëgg jigéen ñi vraiment réussir ci njàng mi il faut que aussi les conditions soient là. mais bu fekkee da nga war a absenter pendant 5 jours pendant que sa morom yi ñu ngi jàng. yu góor ñi ñu ngi jàng parce que simplement dañu gis baax mënoo jàngi. loolu vraiment bëggoon naa ñu bàyyi ci xel daal loolu daal moo doon sama contribution ci émission bi. di leen encourager bu baax man maa ngi tudd Oumar Diop nekk chargé communication la Ligue sénégalaise contre le cancer. merci. jërëjëf Omar ñu lay gërëm bu baax di la sant. merci beaucoup monsieur Omar Diop son contribution am na solo te yaa ngi rejoindre sax madame Tall lu mu doon wax léegi. donc ñu ngi jël en compte sànq maa ngi ko doon développé ci plaidoyer bi. ñun ñoo ko doon def donc on a impliqué l'État à travers les ministères tutelles ñu ngi ci phase yooyu noonu ci phase plaidoyer bi pour ñu dugal en compte hygiène menstruelle bi ci politique publique yi. voilà donc pour répondre à ce besoin maanaam ci surtout école bi parce que xale yu jigéen dañuy abandonner école bi balaa ñuy dem dañuy naan du ñu yegg classe gox bi mais dañoo am problème yoo xamante ni comme hygiène menstruelle c'est un problème réel parce que comme il l'a évoqué toi amul douche déjà am na yoo xamante ne amuñu douche am na ñoo xamante ne ndox moom dafa sax circuler donc suñu tollee période boobu ñoo xam ne dañuy am ay gàllankoor ba pare surtout manque de protection yi amuñu lu ñu jëndee loolu tamit daf leen di gàllankoor. am na solo allo. allo oui. allo. allo oui. bismillah. allo. allo oui. soxna si foo ñu woowee. maa ngi woowee Mbour. bismillah ñu ngi lay déglu. dama doon bëgg am benn question bu ma posé rek. bismillah. dama doon dégg xam parfois ñuy wax boo amee perte blanche. da nga xam góor daal exemple yooyu. léegi nag ma bëgg laaj Anta. bu fekkee ni loolu dafa nekk naturel ci nit. wala daa am après daa am lu koy indi. ñaata at nga am. ah. ñaata at nga am. 20 ans. ok merci beaucoup dina la tontu léegi incha allah. ok.
jërëjëf Anta. merci beaucoup émission bi c'est transversal ay jëpp ngi dugg. d'accord merci si sa question bu importante bi dama si revenir sans que waxoon nañ si. perte blanche aspect bu naturel la mun nga bañ a xam ko mun nga am 8 ans nga commencé gis say mbaax ce système di produire. ak yu muy produire yëpp mooy wane ni yow mi sa yaram mi ngi préparé wu pour concevoir donc perte blanche boobu noonu di génn soxna si loolu c'est naturel si yow du da ngaa xam ko góor du da ñàkk bañ a xam ko du foofu lañ koy nattee. mais lu normal la si jigéen. ok xam naa ne moom dégg na lu baax. dégg na ko. allo 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 kooku dafa mel ne dégluñu xam naa ne daal dafa mel ne daal ligne bi tey moom gars yi ñu ngi buuxante di dugg de bismillah allo allo kooku dem na am na aussi keneen ku nekk si ligne bi bismillah allo. 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 bismillah ñu ngi lay déglu kilifa gi. waaw salaamaaleykum sama sëriñ na ngeen defoon. waaleykum salaam. waa alhamdulilah waa seen émission bi am na solo lool. jërëjëf. et vraiment donc ma gis ne sens bu mu am. et dina doon am solo topp bu fekkoon ne comme change yi mën nañ koy def di ko enregistrer di def ay projection ci école yi. nga xam ne xale yi nga xam ne vraiment wax dëgg yàlla toll nañu te amuñu conseil boobu. te ñuy tout le temps la ñuy am jot pour que ñu koy jàllale te du ñëpp aussi tamit ñooy toog di jàpp chaîne yi. donc bu fekkoon ne dina mën a nekk loo xam ne peut-être genre film lay nekk loo xam ne dañ koy filmer enregistré ko di ko def ay projection donc dina jëriñ xale parce que lii dafa am solo trop am na sens. ndax actuellement ñi ci gën a bëri amatuñu temps pour toog ak seen doom yi di leen conseiller. te ñi ci gën a bëri tamit li nga xam ne moom la ñu war a def xam-xam bi amuñu ko. et te lii dafa raar donc man foog naa ne loo xam ne lu ñu war a mën a jël ko di ko enregistrer di ko def ay émissions yoo xam ne souvent ñuy def ay projection ci école yi ndax xale yi tamit wax dëgg yàlla mën a tasaaroo mu mën a wër ñëpp daal ñëpp ci mën ci jëriñ ñëpp dafa am solo daal. jërëjëf. merci beaucoup. fa nga ñu doon woowee. xar yàlla fii la doon woowee. jërëjëf merci beaucoup. waaw d'accord jërëjëf papa. li nga wax am na solo ñun sax suñuy activité la bokk sànq sama yaay mi ngi ko doon wax dañuy wër Sénégal yépp surtout ci école yi di joxe ay leçons de vie on appelle ça typiquement des leçons de vie yoo xamante ne ci changement de comportement ci nit ki la bokk. donc dañuy ñaax tout le temps xale yi parce que dañoo gis ni parents yi dañoo démissionné. ñoom lan la ñuy yaakaar dañuy jël matériel jox xale bi dugal ko ci école bu baax après pare nañ ci alors que parent moom moo war a nekk première xaritam surtout ku jigéen ki mu nekk xaritam boo xamante ne parent bi mun na ko di ko conseiller parce que da ngay gis sax temps bu njëkk ba sa yaay daf la daan sang sax ne la yow ba kenn laalu la wala mu lay conseiller ci biir sang boobu wala ci biir tànn ceeb bi wala ci dëbb bi di la jox ay yenn conseils yi. am na solo allo allo. 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 bismillah. allo waaw. ñu lay dégg kilifa gi. allo. kooku dem na ñu xaaraat tamit très rapidement beneen téléspectateur ndax simili yu ñuy dese bëriwul allo. allo. bismillah. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam baal ñu nga wàññi télé bi soxna si. waa sëñ bi. wàññi télé bi allo. waaw maa ngi leen di nuyu. waaw ñun lay fay. waa Anta man la Boise d'amour. maa ngi rafetlu émission bu baax a baax. jërëjëf fan nga ñu woowee. maa ngi leen di woowee Foire. bismillah ñun lay dégg. waa gis nga li Anta di wax léegi démission parents yi. defe naa moo indi li ñuy dégg nii bu démb ba tey. bu parents yi jege woon seen doom yu jigéen ñi tuuti rek xëy na lu bëri duñ ko dégg rek. Anta nag xaritu yaayam te li muy liggéey ni defe naa ci jàngam ñoo jàngandoo. ci jàngam école na ko ñoo ngi rafetlu bu baax. yal na la yàlla taxaw. yal na la yàlla sàmm. yal na yàlla wéral lépp incha allah. ñoo ngi rafetlu bu baax émission bi. jërëjëf parce que sujet tabu yu li suñu yaay yi doon xëy na mu sa wax yéen ngi ñu koy feeñalal
te ñun tam dinañ ci bàyyi xel incha allah ci suñu doom. jërëjëf maa ngi leen di remercier bu baax mënu ma woon dañoo dugg nag parce que kii sama nit la ku baax la. jërëjëf maa ngi leen di remercier bu baax a baax. Anta très rapidement na waxtu bi jeex na madame Mbaye kontaan naa moom sama xarit la sama collègue la. lu mu wax yëpp mi ngi si moom vraiment maa ngi koy remercier di remercier waale suñu équipe bi ñu doon woowee les 4 mousquetaires. voilà à l'époque madame Mbaye merci beaucoup. alors Anta très rapidement pour terminer. durée normale. jigéen su gisee mbaaxam. durée normale bi ñaata la. ñu ngi koy estimer si ñett fan. ba juróom-ñetti fan maanaam une semaine ça dépend si ko jigéen ki rek parce que jigéen ñi ak ku nekk ni ngay réagir. Anta émission bi jeex na. ñu lay gërëm baax di la sant. merci beaucoup kontaan na maa ngi kontaan ci invitation bi di remercier toute personne qui me reconnaîtra ci écran bi di remercier sama famille sama yaay sama papa sama yaay bu génn léegi tamit maa ngi remercier tout le monde et je vous remercie les téléspectateurs. ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñun doon dalal Anta Abdou Diouk moom mooy vice-présidente de l'association Santé Mobile di leen gërëm baax di leen sant ba suba incha allah juróom waxtu.